mu ngoog Salif Sow lañ leen annoncé sànq fas yéene waxtaanee mbirum société te nag defe naa ne Salif li mu indi mooy jur doom ba pare bañ ko nangu yenn saa yi nag mu jur ay jafe-jafe yu bëri jural ko soxna si jural ko njaboot gi waaye tamit jural ko xale boobu nga xam ne moom moo tukkee ci loolee yenn saa yi topp ko giiru ko dundam Salif Sow ci loolu defal nañu ci gëstu bu yaa dajeeg soxna soo xam ne da koo dund mu metti lool ak moom. moom mii am na doom ju amut baay ndaxte ci mu ne moo ko def dafa bañ teg ci daw réer mër jamono jooju ëmb mu ndaw la amoon ci 3 weer la tolloon wax ko papay xale ba fa la ko gëjee tegee gët. boobu laa gëj gis daal ba mu ëmbalee boobu laa gëj teg bët wax dëgg yàlla sama rakk te yàlla tax comme mën naa mën a wax ak làqatoog genre boobu noonu metti woon na ma trop de parce que man suñu waa kër moom affaire bi jëlee woon na leen kaw parce que man ku ma xam na bu baax ne man nekkul nitu caaxaan dëgg yàlla. doomam ku jigéen la suy xalaat jamono jëm ko ëmbee métti dëgg mooy fees dell ci xolam da doon jàng moom mi ngi woon sax université Cheikh Anta Diop bu Dakar première année. na ko trop jooy na ko guddi jooy na ko bëccëg man demoon naa ba ne damay xaru waaw moom métti na ko trop man tam mu métti ma trop man nekk ci ay guddi yu bët sa tegul yoo xamante ne métti woon na trop daal. bari nañu ci atum 2020 gii ñu nekk rek ëpp nañu juróom-ñeenti téeméeri xale yoo xamante ni ba ñu juddoo seen papa yi dañoo bañ daaw atum 2019 ëppoon nañu junni ak juróomi téeméer xale yi nga xamante ni tamit ba ñu juddoo seen papa yi dañoo bañ li tubaab naan refus de paternité mu doon xayma boo xamante ni bu néew la ndaxte kuréel gu ko def benn kuréel la képp boo xamante ni dafay liggéey ak léeg-léeg tribunal yi ak it ñi nga xamante ni ñoom la dogal yooyu la daal ci seen kaw. club de l'organisation Touche pas à ma sœur yi ñu am ci établissement yi aussi bien dans les quartiers ci ñoom la ñuy jaar pour def des fois des recensements. ci enquête bi ñu jotoon a def en 2017 on s'est rendu compte que ni ci prostituées maanaam ñi nga xam ne ñi ngi jaay seen bopp ñu ci bëri ay victimes de viol lañ te ci viol yooyu ba ñuy jug dañ ciy jàppale ëmb. dem nañ également ba seetu ni amul quartier bu am au Sénégal je dis bien au Sénégal ak foo mën a xalaat ba nga xam ne di nga fa dugg te doo fa gis un enfant victime de refus de paternité. naka ci pexe criminaliser mbir mi ñoom la ñu bëgg maanaam. képp koo xamante ni ëmbalati nga wala boog ñu jëñ la ko nga bañ buñ defee li ñuy wax test ADN bu mbir mi doon dëgg leer ci kanamu yoon sa doom par force nga jël ko wala nga koy toppatoo loolee lañ bëgg yoon defalal leen ko ba tax am na lu ñuy wax pétition di kayit soo xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga loolee am da nga koy xaatim ñi ko signé gum jamono ji seenub lim ëpp na million ci réew mi yëpp. nag loolu lu ñu bëgg mooy soit ñu déposer ko ci table présidente du conseil économique et social wala ñu saisir le président de la république moom ci boppam ñu tegal ko ci table bi parce que mbir la mi nga xam ne ni wax dëgg yàlla il va falloir que tamit ñu jël ko à bras le corps pour mën koo régler sinon mi ngi tas réew mi. ñi nga xamante ni léeg-léeg dañ leen di ëmbal ba noppi di bañ ñi ci ëpp ñàkk moo leen koy teg ñi nga xamante ni ñoom ñooy ëmbalaate di góor ñi ba pare daw bañ ñoom itam léeg-léeg yar wi du dal seen kaw ca na mu waree. xale yi nga xamante ni ñoom ñoo ciy juddoo su weesoo jafe-jafe yu ñu war a mën a am ci wàllum kayit leneen loo xamante ni góomu robaale lay doon fa ñoom mooy ne duñu mës a xam mukk kan mooy seen baay dëgg-dëgg. nene yoo nene yoo nene yoo neena nene yoo béy 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 baba yoo baba yoo baba yoo baba yoo béy. mu nekkoon gëstu bu yaa boo xam ne Salif Sow moom moo ñu ko jagleel ci ñi nga xam ne dañuy dund ak naqar dañuy dund ak tiis ndax yor doom gisoo baay ba doom ja màgg gisul wéyjur wu góor bu ñu ko laajee mu jural ko kersa giirug dund Salif dafa mel ne soxna si li muy dund metti na doom ji moom tamit li muy dund metti na ndax da koo nar a wéyaale giiru dundam du day nekk loo xamante ni si du fay ci moom mais li gën a metti gën a interpellé moom mooy les chiffres. defe naa nee na 2000 rien que 2020 juróom-ñeenti téeméer rien que 2020 mais 900 quand même. bëri na. juróom-ñeenti téeméer ci fukki weer kon bu ñu ko doon xayma day nekk weer bu nekk juróom-ñeent fukk. bés bu nekk daanaka day nekk ñett
te loolu ay chiffres la yu ndaw bu ñu ko comparé ak li nga xamante ni mooy xew ci réew mi yëpp ndaxte ñoom benn association la boo xamante ni xëy na am na tribunaux yoo xam ne mën nañ fa àgg xam fa ay chiffres wala dégg fa ay problèmes yu demee noonu wala ay nit dox ñëw ci ñoom expliquer leen mu nekk benn pàcc bu ndaw kon imaginel bu fekkente ne dañ ko doon def benn gëstu bu mag ci Sénégal gi yëpp naka la war a mën a demee kon chiffres yi du nekk chiffre dëggantaan yi sax fi ñu toll nii chiffres yi bu ñu ko doon xayma maanaam mën naa romb fii mën na romb foofu bu baax a baax parce que moom ba ñuy waxtaan xamal nañu ne amul quartier ci Sénégal boo xamante ni moom dem na fa te loolu amu fa li nga xamante ni nag mooy te lii nii 900 yi région de Dakar la rek ren Dakar la de. ren 900 yi dama foogoon Sénégal la. léegi 1500 yi 2019 bi moo nekkoon Sénégal daaw mais 900 yi nii ren nee nañ région de Dakar rek. ci fukki weer yi li ñu fi jot a am toll na 900. ci yéen xam rek donc si ñu xam. te ñoom benn association boo xamante ni bu yemamaay la boo xamante ni ci wàllum nombre nit ak ci wàllum doole yëpp lu yemamaay la kon imaginer bu fekkante ni amoon nañu représentant fépp ba ci village yi kon situation boobu nu mu mënoon demee kon chiffres yi jàpp nañ ne sax yu ndaw la par rapport ak dëggantaan li nga xamante ni moom moo am ci dëkk bi kon ñi nga xamante ni ñu ngi am doom ak ay jigéen di ko bañ di ay góor Sénégal kon doon na fi loo xamante ni jafe-jafe dëgg la. Voilà Salif refus paternité fii ci Sénégal mel ni ku góor ki yoon amul dara lu mu teg ci kawam maanaam nit mën nga ñëw seq ko xale bu jigéen ëmbal ko daw dem sa yoon. te yow loolu du crime quoi kenn du la ci daan. ci yoon ci jëfin boobu nga def. effectivement loolu lañu seetlu ñun ñëpp bu weesoo. ngay romb ci koñ bi gars yi ne waajee de moom la waaye daa bañ peut-être pesanteur sociale boobu pression sociale boobu bu weesoo loolu loi bi amut fenn koo xamante ni par exemple nee nañ waa ji bu ko defee moom la bu bañee dañ koo war a jàpp def ko nii ak nii ndaxte amut loo xamante ni par exemple procureur bi bu ñu ne woon diw daa tooñ doomu jàmbur bañ gisagoo daanaka procureur bi ñëw def autosaisir dem woola ñu ñëw ñu def ay test ADN parce que fu ñu def test ADN il faut que góor ki ñu am lu ñu jël ci moom dem def test ADN yi déjà yow boo bañee dem def test ADN yi rek déjà foofu blocage day am léegi nag moo tax ba ñii nga xamante ni ñooy touche pas à ma sœur ñoom nee nañ dañoo am benn projet de loi boo xam dañ ko bëgg indi assemblée nationale ñu daal di koy pénaliser maanaam bu fekkente ni nit ki daf koo def ñu jiiñ ko mu bañ procureur autosaisir ñu ñëw jël la dem def test ADN yi bu fekkente ni résultat yi génn mu wóor na ne doom bi sa doom la jarul nag ay tëj kaso ay yooyu ñoom nee nañ loolu jubluwuñ ko ci waaye nga jël sa doom en charge maanaam yor gi faj bi yóbbu hôpital bi parce que loolu beneen drame la boo xamante ni mu ngi ci ginnaaw ndaxte ku jigéen ki xëy na bu amee doom nga bañ kon moom moo ko war a jël en charge à la limite léegi naka la koy jëlee en charge bu fekk est-ce que am na ay moyens pour jël ko en charge donc yooyu day indiwaat yeneen conséquences yeneen jafe-jafe parce que mën na ci dem sax bay def na ko su dul noonu dem mën na ci dem ba jaay boppam jur prostitution effectivement dem jaay boppam julaat yeneen affaire yu gën a garaaw et puis mën na nekk jigéen sax yow doom bi ngay bañ doom bi nit ki di bañ mën na nekk jigéen gisoo ko ngeen dox ba yàgg ngeen tasewaat feneen yow moom mën na jógee Dakar par exemple ñëw Thiès yow nga jógee feneen ñëw Thiès ngeen tasewaat 10 ans 15 ans màgg jigéen dafa gaaw yow bañoon nga ne kii sa doom la mais finalement mën ngeen tase ci yeneen conditions yoo xamante ni yéen ñaar di ngeen xamante te lu nekk mën na faa xew oui surtout que tamit même beneen sens bi tamit day am xale bi dina dem ba màgg tekki nekk kilifa bu am solo nga bëgg rapprochement commencé nangu parce que histoire la yoo xam ne am na fii ñëpp teg nañ ci seen bët te puis Chérif ñu ngi ko fi doon wax je pense que am na ay bataille yoo xamee ni ay injustice la yoo xam ne ni dañuy dund ak moom quoi te dañoo dem ba jàpp ni lu normal la mooy comme xale yu jigéen yi ni mu demee woon ci lycée yi bu yàgg ba xale gune gu ñu ëmbaloon ci collège wala ci lycée dañ ko doon dàq ni ko demal sa yoon mais xeex nañ ko ba loolu léegi dañ na suñ ko tooñee mën na fexe ba jàng ba yàlla may ko jàng mu ñëw continuer jàngam quoi bii tamit ci même cas boobu la je pense que foog tamit ñu jàpp ci xam ni jigéen mënuñ ñëw rek toor yëpp ñu teg ko ci jigéen ni ko yow yaa fa demoon yow la ñu tooñ assumé waaw société bu xaw a dur la ak quand même jigéen mooy li ñu wax parce que bu amee sax moom la di teg toor ba alors que mbir yooyu moom comme ñaar ak seqoon je pense que ku ci nekk war ngaa assumer même si moom mooy porter grossesse mais fekkante ni ku góor ki moom la y a pas de raison ngay bañ ñu ni mel surtout que doom day loo xamante ni
lu fort la beneen bi mooy Salif sa bërëb bi fu mu nekk pour ñuy dimbalee jigéen ñi. bon moom mi ngi nekkee Guédiawaye mi ngi nekkee cité Aliou Sow mais adresse exacte bi jàppaguma ko. parce que ñoom tamit amul benn siège boo xamante ni bu ñu tijji la ngir jëmmal ko kon moom it ci bëgg-bëggam rek moo tax mu koy def parce que lu ci ëpp sax biir këram la leen di recevoir ngir mën di waxtaan ak ñoom waaye moom daal gox ba foofu ku ñu fa xam la ci wàllu woowu noonu muy yëngatu. di taxawul soxla. Salif sànq da nga wax mbirum pesanteur social si góor gi. est-ce que réellement am na pesanteur social. waaw bu weesoo waa ji comme ni ma ko waxee sànq. muy ibbi parce que bon Sénégal dañ naan góor la. waaw mooy jigéen gi lañ koy teg. lu si ëpp ku jigéen ki lañ koy teg. parce que da ngay xool rek bu dee cas infanticide dafa am par exemple buñ ne diw dañ koo jàpp mu jur doom daal di koy sànni ci ginnaaw garab gi expliqué noonu mais bu ñu xoolee enquête bi daanaka sax fa la yem bu ñëwee jàpp ku jigéen ko bu yóbbu ko ku góor ki moom yoonam nekk. te soo xoolee effectivement cas infanticide yi pourcentage bu ci gën a kawe la koy andi refus de paternité la. très bien te loolu ce qui veut dire que. yaa ngi bàyyi loo xamee ni mi ngi andi ay loraange ce qui veut dire que question bu sérieuse la boo xamee ni dañ ci war a jëlee matuwaay. waaw bu sérieux parce que reportage bi dañoo ñëw ci côté bi nga xamante ni xale bi bàyyi nañ ko mu nangu nañ ko bàyyi ko mu gane si àdduna. ñu yar ko mais am na ñoo xamante ni yëf yi dina toll foo xamante ni duñ nangu xale bi juddu. ndaxte soit ki nga xamante ni moo leen ko teg. kooku day nekk genre homme public wala mu nekk koo xamante ni ci dëkk ba am na fa doole am na fa baat ne ko kii bu fi juddoo man duma ko nangu daal di lay menacer moo tax ñu bëri dañ koy nëbb bu ñu amee doom jëm koo xool nuñ ko sàkkalee pexe. am na tamit ñoo xamante ni ci ku jigéen ki lay nekk par exemple sa borom kër mën na bañ a nekk Sénégal nga am na bu ndaw la mais am na nga am dem seq ak keneen leneen doom sosoo ca tamit nga daal di koy jël bañ yow nit ñi xam ko ndaxte sa borom kër mu ngi nekk bitim réew ñu jël ko tamit daal di sàkkal xale bi pexe kaaw infanticide yooyu dinañ ko dégg mais li ci gën a garaaw te li ci gën a nekk mooy lépp day nekk ci refus de paternité bi mooy ki nga xamante ni mooy ku góor gi bañ ne moom moo ko sekk ak yow ku jigéen ki ba doom sosoo si coow li yëpp loolu la parce que conséquence yi dafa bëri te ki nga xamante ni mooy gën a si àdduna aussi dañ ko indi beneen jafe-jafe ndaxte bu defoon ndànk sax mun na am jafe-jafe ci wàllum këyitu juddu waaw këyitu juddu parce que xam naa kenn ku jigéen koo xam ne doomam moom amul këyit parce que yaayam moom moo amul këyit kon mu nekk daanaka ñetti génération yoo xamante ni toppante nañ te kenn amu ci këyit te bu ñuy recenser Sénégal bu ñu nee 16 millions lañ dama koy faral di wax bu ñu ci yokkee ñi am këyit war nañu egg 20 millions. mais refus de paternité criminel. mais ça même au-delà de am këyit boobu. c'est quoi pour l'enfant. saa nit ñi sama moroom bi taxawee sama papa lii sama papa laa kuy sa papa. nga damm sa loos nga nar koo dundee nar a dund ak loolu sa giirub dund. bu ñu waree takk sëy an sa papa aw ma papa boo amee diplôme war a ñëw taxaw an sa papa aw ma papa donc y a aussi ce poids là qui joue énormément chez l'enfant yenn saa yi da ngay gis ñenn ñi def ay crime ñu jàpp nit amoon na benn bande bu fi amoon ñuy def yéen naka su dul noonu mais boo xoolee yenn saa yi xale yi nekk ci bande yooyu boo xoolee seen ay origine sociale yu metti la ñuy am yenn saa yi refus de paternité dañ koy dund yenn saa yi dañuy dund divorce donc dafay nekk tamit source de déviance et c'est extrêmement difficile de vivre avec ce poids là l'absence du père. effectivement parce que xale bi moom bu màggee gisul papaam wala xamul papaam da koy delloowaat daanaka ci société bi. buy fayoo ci société bi lay fayoo. loolooy waral parfois bu ñu màggee ñuy def yenn crimes yeeg yenn erreurs yi parce que dafa am benn pàcc dafa am déséquilibre ci yar bi ko yar dafa am déséquilibre bu amee déséquilibre forcément dafay feeñ te moom bu màggee day jàpp ne kon papaam moo ko teg donc xamul papaam du coup société bi moom moo ko teg. te am na ay parents yu bari ay góor ñu bari. comme sànq am Cheikh Tidiane la ak ni nga ko soulevé am na ñoo xamante ni pour ñu sax ñu dem doon nangu ne kii seen doom la day fekk na mu dem ba nekk ci benn station boo xamante ni bu am doole la féex am xaalis wala dernière minute bañ koy mayee ginnaaw suba moom mu soog a mën a ñëw taxaw nangu ne kii moom mooy papaam
parce que coow li bëri na nit ñi nag woo nañ ko wax ak moom fekk na tamit am na benn expérience ci dund bi mu soog a nangu ne moom mooy papam. te deret dafa fort nit boo ko nee jàkk di nga xam loo ci moom ak loo ci moomut. effectivement. mu ngoog. day naa la noppi wala ba kenn mu ngoog defe naa ne Salif indi woon na lu am solo defe naa ne aussi téléspectateurs yi ñu ngi seen une lumière de belles couleurs sur le plateau ce sont les couleurs de Aminata Mbaré Sow elle est là avec nous Aminata bismillah defe naa ne yow tamit mbirum xale yi mbirum njàng ak jàngale lu la yitteel la te li Salif wax tamit ñàkkul am na loo xamante ne si bëgg nga ko cee yokk bismillah Aminata dalal jàmm plaisir. Astou c'est un plaisir. Donc maa ngi la doon laajte depuis lors donc enfin elle est là machallah c'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. waaye Chaton ñu lay laajte den nga jaar fa. ñu may la ñam suukar. Chérif maa ngi lay nuyu. J'adore Sowen dans ici. waaw sama doom baay bi également retrouvé naa ko ci plateau bi c'est un plaisir. Salif Sow Chérif la nekk jàmm rek dalal nañu Chérif tey ñoom ñoo la moom da koy nangu rek ah. Astou donc Aliou Doumbérou Sow ngeen. waaw débat boobu dañ ko bàyyi quoi. donc c'est un plaisir maa ngi ziar ñëpp di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan di leen dalal jàmm di leen ne c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'école de l'éducation. sujet bi Salif abordé sànq tamit Aminata am na jàngat boo xamante ne si xëy na bëgg nga ko cee def ndax mbirum xale daf laa yitteel Aminata adore les enfants. comme toi Astou Astou li nga wax dëgg la c'est un drame social boo xam ni gars yi ñu ngi koy dund malheureusement. ñu ngi koy dund loo xam ni lu metti la mais c'est surtout man je mets l'accent ci côté déviance bi ngay wax parce que souvent xale yooyu la ñi nga xam ne dañoo victime de soit refus de parenté wala refus de paternité wala yeneen souvent bu ñu demee ba màgg amuñu identité xamuñu exactement ce qui s'est passé souvent day causer des sources de déviance soit dañuy dem def naka sudul noonu donc lépp dañ koy bëgg a refouler waat ci biir société bi et c'est un réel problème qui se pose donc il est temps que phénomène boobu ñu jóg ci jël ci ay matuwaay vraiment gën a accompagner xale yi nga xam ni surtout xale yu dund yooyu ñi nga xam ne ils sont issus de ces genres de trucs ñu gën leen accompagner gën leen conseiller bu ko defee peut-être ñoom même bu dee le problème c'est déjà posé daañu am au moins benn weeruwaay benn support boo xam ni dina leen permettre quand même ñu tenir ce poids social. merci beaucoup Aminata merci Salif. merci da ngay dellu si semaine prochaine. Inch'Allah merci beaucoup c'était Salif Sow rubrique société avec le refus de paternité qui fait penser au livre de Fatidia chambre 7 ils sont rares les Khady Myriam ces enfants qui arrivent à sortir du lot à se battre Khady Myriam l'a bel et bien réussi mais à quel prix donc attention au refus de paternité ñoom itamit yàlla na leen yàlla may xolu muñ te xam ne yàlla dina leen taxaw bu sobee borom bi jaajëf Salif jaajëf Aminata dañuy des ak Aminata ci kanam tuuti rubrique éducation